POAS plan d'occupation et d'affectation des sols suñ ko doon tënk jumtuwaay la boo xam ni si benn li ñuy wax territoire rural maanaam benn commune ancienne communauté rurale wala dafay xool suuf si ni mu tëddee nan la mën a séddale kowee diggante xeetu jëfandikoo yi ñu koy jëfandikoo li mel ni mbay li mel ni sàmm li mel ni dëkkuwaay ak yeneen yi si des ak surtout yan sart la ñuy tëral pour que dëkkandoo boobu baax ku si nekk mën doxal sa ay mbir te doo yàqal sa morom. ñun service technique la ñu li ñuy def rek mooy gunge commune bi moom mu yeesal POAS am donc loolu lañ def. mais biñ koy def tamit dañu topp li nga xam ne moom lañ defoon ci élaboration bi maanaam boole nit ñi nga xam ni ñoom ñoo nekk à la base ñoom ñooy baykat yi ñoom ñooy sàmmkat yi ñooñu lañ dem waxtaanal ba ñoom ñu déggoo si lan moo doxul ci POAS bi lan la ñu bëgg ñu yeesal ko ñu yéege ko ba mu dem ci commune bi ba ñoom ñu def délibération ñu jàpp ni léegi suñu POAS léegi yeesal nañ ko nii la mel après mu am approbation au sous-préfet. bu ñu jëlee vallée bi ak delta bi bon ku nekk am nga sa POAS. mais boo génnee peut-être ay yenn communauté rurale yi rek ay booru Thiès ñoom rek ñoo ko def xëy na Casamance mais plan d'occupation mun na dimbali bu baax ndax dañ ko def pour mu def gestion des conflits yëpp gestion de buñ ko appliquer bu baax a baax conflit du am wala bu dee conflit am na sax dina néew. fépp foo am waxtaan am. problème day dem parce que soo waxee man maa nekk fii yow yaa nekk fii nañu waxtaan ba juboo signé man maa signé man maa ngi bugguma ñëwaat lu mu waxoon comme par exemple man maa waxoon fii ay sàmm zone sàmm la fii ay zone béy la man day ñaaw si man wakaar suba man de mun naa indi fii sama kii. POAS balaa ñuy xam njëriñam sax. ñu dem bi affaire bi xat xam nga léegi àll bi yaatu na mais boo demee ba àll bi xat ci booba la ñu xam njëriñ POAS dëgg-dëgg. saa yu ne nawet jeexee toujours rek moment bu ñuy góob ak yooyu souvent dañuy seetlu ay xuloo ay xeex yu bëri bëri entre béykat yi ak sàmmkat yi. loolu moom fépp la am si Sénégal loolu aussi boo gisee mu gën a métti nag c'est que aussi tamit boo demee ci yenn dëkk yi kenn waxul nit ñi fii mooy parti mbay. fi may parti sàmm fi may parti leneen te loolu lu ko mën a régler mooy dans les communes là ñu am lu ñu woowee les plans d'occupation et d'affectation des sols. ñuy wax ci mbirum plan d'occupation et d'affectation des sols ñu amal ko ci vallée du fleuve Sénégal muy jumtukaay bu nga xamante ni wàllub suuf saytu ko moo ko tax a jóg ci mboolem collectivité territoriale yi. plan d'occupation et d'affectation des sols ñu gën ko xam ci turu POAS ñu ngi ko tàmbali ci atum 1996 kuréel gi di SAED moom moo ko jëkk amal ci diwaanub dex gi jamono yi am na yenn diwaan ci Sénégal yoo xamante ni wàllub naka la ñuy saytoo ressources naturelles yi dafa nekk jafe-jafe ndax yokku gu nit ñi yokku rax ci dolli wàllub suqaliwaat mbay mi coppite jaww ji ak li nga xamante ni moo di évolution wu secteurub càmm gi loolu waral autorité administrative yi autorité locale yi ak kilifa diine yeeg aada yi am ay jafe-jafe yu jëm ci wàllub jotum suuf li koy firndeel mooy li ñu naan ay occupation irrégulière ak ay jàmmarloo diggante baykat ak sàmmkat ngir saafara jafe-jafe yooyu yépp moo tax kuréel gii di SAED ci lëkkaloo gu mu am ak collectivité yi amal li nga xamante ni moo di POAS yi di plan d'occupation et d'affectation des sols muy jumtuwaay yoo xamante ni diñ ci jiital moo di waxtaan ak penco ñu dem ba ci biir kër googe di SAED ngir nag xam ci yan anam lañu tàmbale woon wéyal li nga xamante ni moo di POAS yooyu. POAS bi ñu ko commencé def ci vallée bi xawoon na yàgg parce que depuis année 90 yi la mun naa wax ne période boobu bu ñu ko seetloo dafa correspondre ak période bi nga xamee ne mun naa wax ne état bi dafa defoon des engagements donc jox béykat yi donc ñu moom seen i bopp ci yenn yi collectivités locales yi aussi ñuy jox leen donc ay cër yu am solo lu jëm ci mbirum suuf si parce que bu ñuy fàttali ko amoon na ay suuf yi nga xamee ne SAED moo ko doon gérer directement moo nekkoon li ñu doon wax zone pionnière suuf soosu dañ ko jël dindi ko delloo ko donc collectivités territoriales yi moo waraloon nag ci delta bi par exemple ñu bari ñëwoon di laaj suuf ñu jox leen suuf bu ñu leen joxee suuf nag suuf si ñu koy aménager façon bi nga xamee ne dafa ànduloon donc ak jamono
donc ay aménagement yu sommaire la woon ay aménagement yi nga xamee ni mun nañu wax ne sax da ngay dugg ci biir gox yi doo am sax fi nga jaar jur gi pour mu jàll pour dem naani wala pour dem gis ay pâturage ay problème la woon mu indi woon donc ay jafe-jafe yu bari ba pare aménagement yi seen bopp aussi yàq-yàqu yu bari ci du aménagement yu baax ndox mi donc di yàqu environnement bi ci boppam suuf si ci boppam ñu koy yàq parce que ay problème drainage alors moo waraloon nag SAED toogoon nag xalaat ne di jafe-jafe yu am yi il faut ñu xool lan la ñu war a dimbalee ñi nga xamee ne ñoom ñooy gérer suuf si pour donc ñu mun ko utiliser nu mu waree loolu moo indi woon nag ñu xalaat plan d'occupation et d'affectation des sols muy donc ay jumtuwaay yi nga xamee ne yi dafay waral donc ci biir collectivité locale bi muy communauté rurale yi nga am benn gis-gis bu yaatu ci suuf si nga xamee ne jox nañ la ko ak ban njëriñ nga bëgg mu jëriñ la lu jëm ci mbirum mbay lu jëm ci mbirum sàmm lu jëm ci mbirum dëkkuwaay lu jëm ci mbirum koom-koom développement ainsi de suite loolu moo indi woon donc plan d'occupation et d'affectation des sols. bu ñu delloo ci ancienne communauté rurale bu Ross Béthio foofee nga xamante ni fa lañ ko jëkkoon a tàmbali ci wàllub histoire kii di Babacar Diop nekk premier animateur local bu POAS nekkit maire honoraire bu Ross Béthio ñu dénkoon ko lépp lu aju ci wàllub suuf ci CNCR moom it mooy porte-parole cadre de réflexion et d'action sur le foncier ci biir Sénégal. POAS nag dafa baax ndax décentralisation ba mu amee bi ñu joxee communauté rurale bi ay gëdd jox leen compétence amuñu doole ak xam-xamam pour def ko lu mel ne SAED nag ak université ak ISRA ñëw taxawu communauté rurale yi pour def loolu ñu continuer di liggéey ñu jàppale communauté rurale yi ñu am fexe boo xam ne daañu xam seen suuf nu mu tëdd lu yàqu woon ñu xam ko te boo bëggee defar lu yàqu da ngay xam lu yàqu lan la. suñ bi fii si communauté rurale demoon nañu ba am juróom-ñaari zone ñu ni zone bu nekk nag nañ fa taxawal commission bu koy saytu commission bu nekk ñi fa dëkki te di fa liggéey di fa yëngu bu kenn des baykat sàmmkat nappkat góor jigéen xale ñoom ñëpp ak mag ñi nga xam ne sax yàgg nañu xam fi ñetti vocation li ñuy wax rek zone à vocation agricole élevage ak pastoral bi jiitu mooy gox yoo xam ne dañ naan fii day mbay moo fii jiitu waaye du tere sàmm am fa waaye nañ ko wutal règlement ndax ku xam vallée du fleuve Sénégal ak delta bari na foo xam ne même bu asamaan si tawee ñax ma du bare mais il faut nga béy ceeb góob ko bàjj ko wàcc ko muy soog a des ñax ci jur gi jëriñoo ko ñaareelu gox bi mooy foo xam ne dañ naan fii de sàmm moo fi priorité ku fay bay da nga am loo war a def da nga war a clôturer da nga war a sàmm da nga parce que bu divagation amee mënoo fi fayee ko kenn ñetteel ba mooy foo xam ne moom mbay sàmm rek moo fa war a am. nañu xool léegi lan moo nekk ci biir POAS yooyu ndaxte ci wàllub cartographie dana dimbali collectivité yi ngir nag ñu am lépp luy xibaar yu jëm ci wàllub naka la ñuy jëfandikoo suuf si loolu lépp jaar ci ay anam yu leer. si biir document boobu di nga fa fekk d'abord ay carte maanaam ay nataalu diiwaan bi nataal yoo xam ne d'abord dafay wax diiwaan bi nan la tëddee tey nan la mbay mi ak càmm gi ak dëkkuwaay ak yeneen di seen nan la ñu àndee si biir kii bi nataal yooyu dina feeñal yan yoon ñoo fa am moo xam yoon yu mag la moo xam yoon yu ndaw la moo xam yoonu tool la moo xam yeneen xeetu yoon la dina wane lan moo fa nekk si xeetu ndox moo xam dex la moo xam law la moo xam yeneen xeet ay forage wala yeneen yu suba moo xam sax déeg yi nga xam ne day am ndox si nawet bi dina si nekk dina wane aussi nataal yooyu suuf si nga xam ni commune bi am na fa sañ-sañ ak suñu yoo xam ni amu fa sañ-sañ nguur gi daf ko gardeel boppam mais si biir territoire commune bi la nekk donc ay forêt yeeg yeneen di si des donc nataal yooyu yëpp il faut mu wane ko ñaareelu xeetu nataal yi nga xam ni aussi POAS daf koy wane mooy gis-gis bi nga xam ni ginnaaw waxtaan lëkkale commune bi ak ñi ko dëkkee d'accord nañu ni ëllëgu ñun nii la ñu bëgg suñu suuf tëddee ko nii la ñu bëgg fii la ñu bëgg mbay mi féetee fa fii la ñu bëgg sàmm féetee ko fii la ñu bëgg yeneen féetee ko nataal loolu dañ koy mandargaal si ay nataal yooyu aussi ñu boole ko dafa war feeñ ci biir POAS bi non seulement échelle commune bi yëpp mais également zone bu nekk si biir commune bi war nañ ko defal nataalu boppam pour wane fii zone bi lii la ñu fa décidé zone bi lii la ñu fa dee donc nataal yooyu il faut mu nekk si donc partie bu am solo la si POAS ñaareelu partie bi nga xam ne daf si am solo mooy ay xeetu xibaar bi jëm si wàllu commune bi naka la
tëddee foofu mbay mi nan la tëddee sàmm bi nan la tëddee leneen nan la tëddee leneen nan la tëddee lan moo fa am si forage ñaata la fu mu nekk loolu donc xibaar yooyu yëpp dafa war nekk si biir POAS bi mais itam beneen bi mooy jafe-jafe yi parce que POAS suñ koy def si processus bi dina am benn jamono boo xam ne il faut ñu taxaw ñu jàngat yan jafe-jafe noonu suuf si tëddee tey si biir commune bi yan jafe la indi si diggante ñi nga xam ñoo jëfandikoo suuf si waa xeetu jëfandikoo yi. ci Podor bi ñuy samp projet bi di AIDEP muy projet d'agriculture irriguée pour le développement économique de territoires ruraux dans le département de Podor kuréel gii di SAED dafa yeesalaat li nga xamante ni moo di POAS yi nga xamante ni ñoo fa nekkoon ngir mu mën a jël en compte li nga xamante ni moo di bëgg-bëgg kilifa yi nekk ci diwaan yooyu ak bëgg-bëgg ñi nga xamante ni ñoo di baykat yi sàmmkat yi ak yeneen xeetu métier yi nga xamante ni ña ngay yëngatu foofe. ginnaaw ay at ba ñu ko tàmbalee lu toll ci fukki POAS jot nañ ko yeesalaat. fii nag ci diwaanu département Podor bi 2016 gouvernement du Sénégal dafa am projet bu mag bu mu fi jagleel nga xam ne agence française de développement moo ko financé ñu duppee ko agriculture irriguée pour le développement économique des territoires ruraux de Podor. mu amoon nag pàcc bu am solo boo xam ne dañ ko jagleel réactualisation des plans d'occupation et d'affectation des sols loolu boo ko déggee mooy maanaam documents yi ñu fi fekkoon dañ ko war a càmbaraat xoolaat leen yeesalaat leen naam peut-être données yi souvent day changer ñu jëlaale aussi pour vraiment ñu dëppoo ak jamono loolu nag tàmbali nañ ko daanaka depuis programme bi bu mu commencé 2016 mais daanaka processus POAS bi 2017 daal mën nañu wax ne commencé nañ lu ñu tuddee phase collecte d'information parce que comme ci commune yi lañ koy def am na information xam ne il faut nga dem nga wëri ko foofu yenn information aussi il faut nga dem ci service bi nga xam ne moo ko toogal foofu ci département bi nga complété ko ñu koy tuddee phase de collecte d'information duñ commencé loolu nag après aussi mu am ay ateliers yoo xam ne ci zone de gestion yi la parce que ni mu ko tëddee POAS bi ci commune bu nekk dafay am ay zones yoo xam ne foofu la ñu war a tëral règle de gestion yi bu ñu ko defee ba pare aussi ñu yëgale ko au niveau du conseil municipal maanaam ñu valider ko avec l'ensemble des conseils bu paree aussi autorité administrative bi valider ko en l'occurrence le sous-préfet de l'arrondissement. lu sorewul dara Podor ci Ndiayène Pendaaw bokk ci zone yi nga xamante ni projet AIDEP ma nga fay wéy daje nañ fa ak Ibrahima Ly Abbas moom muy premier adjoint au maire ci commune bu Ndiayène Pendaaw ak Aboubacry Diallo mi nga xamante ni moo jiite kërub sàmmkat yi nekk ci Podor ñoom nag biral nañu njariñ li nga xamante ni POAS yi am nañ ko ci wàllub joxem suuf si. ci bu moom amul fu mu yem ci Sénégal parce que boo demee ci def bi daa xam ni booy béyee fi nga war yem même nappkat yi xam na POAS njëriñam. boo demee ci béykat yi mu ñoom tam xam nañu war ñu béy àll bi yëpp dañu war a béy espace pour njur yi dañu war a xam nañu moom ñoom tam war ñu béy ay yoon puis jur yi di jaar même boo demee ci biir àll bi ci biir jiir bi boo demee ci forage am na yi nga xam ni POAS dafa ne nangam kilomètre wala nangam mètre kenn war foo dëkk kenn war foo def nangam dañu war yaatal njur ji mu mun ñu ci même boo demee ci déeg àll bi POAS tënk na ko déeg waroo foo béy waroo foo dëkk ak nangam kon boo man toujours demee wax POAS balaa ñuy xam njëriñam sax ñu dem ba affaire bi xat xam nga léegi àll bi yaatu na mais boo demee ba àll bi xat ci booba la ñu xam njëriñ POAS dëgg-dëgg. di waxtaan ak éleveur agriculteur béykat yi ak nappkat yi ak sàmm yi ak yeneen liggéey ku mel na ay robukat yëpp mooy day fekkee ci ndaje bi léegi nag loolu tax jël commune bi communauté ex communauté rurale bi daggoo ko comme par exemple képp ku nekk ci au sud ci jéeri bi loolu foofu ay zone sàmmal zone sàmmal mais ci waalo bi comme foofu ay day am dex day am ndox day am kii foofu mooy zone kii bi mbéy mi léegi nag mais mbéy bi zone mbéy la mais soo récolte bi pare soo góobe ba pare
comme ay ñax ceeb bi kii ñax yooyu day jox ay éleveurs yi pour jox ay nakam wala ay bien wala ay kii bu mel noonu léegi nag lu des diggante agriculture ak éleveur léegi amatul problème parce que ay waxtaan la xam nga soo waxtaan amee problème du am foofu. suñu mbokku sàmmkat yi ñoom dañoo gëm bu baax a baax li nga xamante ni moo di POS yi ndax dina leen dimbali bu baax a baax ci yoon yi nga xamante ni fa lañ war a jaare seeni jur bu ñu xoolee aménagement hydro-agricole bi nga xamante ni yaatu na loolu ndax ci am ci lu tollook 2,5 hectares nekk ci biir périmètre bi ñu dippee 3PRD foofee am na 2 parcours bétail yoo xamante ni bu ci nekk yaatuwaay ba am na ci lu tollook 100 mètres. parcours bétail yooyee muy yoon wi jur yi war a jaar am na ay panneaux yoo xamante ni ñoo leen di biral ba tax ba sàmmkat yi mën a ràññeetle yoon yi nga xamante ni ñoo jëm ca bërëb yi am ndox comme nu ñu ko seetloo ci image bu rafet bi nga xamante ni sàmmkat bi mi ngi topp yoon wi nga xamante ni mooy jëm ca ndox ya waaye it yamu ca ma ngay noppalu ci suufu tableau bi nga xamante ni moo di tableau POS. ñu respecté yoon yi nga xamante ni fa la jur gi wala jaar dafa bokk ci sart yi nga xamante ni moom la ñu tëral ci biir plan yooyu ci zone yi muy ay règle ay sart yoo xamante ni dañu ko waxtaane bind ko ci nasaraan ba pare tekki ko ci kàllaamay réew mi sart yooyu yépp nag ci benn thème rek lay aju mooy lëkkaloo diggante càmm gi ak mbay mi waaye sart yooyu dañ ci waxtaane lu jëm ci naka la ñuy jëfandikoo bërëb yi am ndox ak lépp li nga xamante ni dafay jóge ci tool yi di ruus ba jur gi mën koo jëfandikoo ak lépp loo xamante ni it jëm na ci yoon yi nga xamante ni fa la jur gi war a jaar ci biir occupation sol yooyu. POS dafa nekk jumtukaay boo xam ne day ñëw ci commune bi mu tëral activités yi fa war a dox maanaam mbéy bi ak càmm ji nan lañ war a dëkkee même aussi ñi nga xam ne ci wàllu forêt lañu yëngu wala wàllu napp ku ci nekk dañ lay séddal li nga xam ne mooy sa cër. loolu nag bu ko defee ba pare aussi dafay am li ñuy tuddee ay règles maanaam ñu ne activité agricole ak élevage nan la ñu war a dundee loolu nag ci ay règles ñoo koy def te règles yooyu aussi du SAED rek moo ñëw ne nii ak lii lañ koy doxee mais population yi ci seen bopp ñoom ñooy wax règle nañ lay doxee après nag nañ ko saytu ci wàllu en tout cas wàllu au point de vue juridique pour xool ndax méngoo na ak li nga xam ne moom mooy charte ci réew mi. jiwoon ci aussi ak ay experts yu xaral la mooy université Gaston Berger boobu professeur Samba Traoré lañ ci liggéeyaloon kooku nag comme expert la liggéey ci lu jëm ci mbirum charte droit moo xooloon loolu bi ñu koy def na fekk ne dafa méngoo ak charte réew mi loolu moo waraloon moom ñoom ñu nekkoon ci ñi defar na ko ay jumtuwaay yi nga xam ne vraiment dafa méngoo woon ci anam bu nekk donc ci loi yi am ak règlement yi am ci biir Sénégal loolu moo waraloon nag outil boobu ñu def ko ba pare donc mu am vraiment njëriñ bu am solo donc ci collectivité territoriale yi. ñu dem ci daara ju mag ji ñu dippee Gaston Berger nekk ci Ndar rawatina ka ci centre d'excellence bi nga xamante ni moo di NELGA ñu taxawal ko nag ngir saytu wàllub suuf Union africaine moo ko financé foofee dañ fay daje ak ki nga xamante ni moo di professeur Samba Traoré ngir nag xool ndax sart yi nga xamante ni tëral nañ ko ci biir POS yi dëppoo na ak li yoon digle ci biir réew mi. fii ba Kidira amul dëkk bu ñu demul amul communauté rurale bu ñu demul ñu toog nag waxtaan ñoom ñoo ñu won lu ñu fa am ndax plan d'occupation il faut ñu xam yan ressource moo fa am fii am na dex fii am na xur fii am na montagne fii am na àll fii am na ñoom ñoo koy dessiner géographie commencé nag defar ko ñu xam communauté rurale boobu nekk lu mu am yi laaj leen léegi nag pour ngeen mën a aar seen suuf pour ngeen mën ko utiliser yan dogal ngeen bëgg a teg ci kawam loolu mooy règle yi bu ñu paree loolu nag ñu naan bon léegi nag ku ko bëgg a jëfandikoo fii ngay jaar ku ko xam ne tamit jaar nga foo warul jaar par rapport ak dogal yi ak règle yi lii lañ teg seen kaw ñu ñëw nag
laaj ñu ñun juristes yi lan ngeen xalaat ci règle yi ndax nit ki mun na toog rek naan ku dugg fii mun lañu alamaan 500 000 xam nga loolu kii la amende la loolu amende la ñu xool ndax amende 500 000 bi méngoo nag li nga xam ne mooy code des contraventions ñu xool ñu ne la mun na am ou bien munul am ñu gëstuwaat ba trouver solution ñu kii règle yi benn règle par règle ba yëpp jeex. ñu des ba tey ak professeur Samba Traoré ngir xool ndax sart yooyee muy règle yi ndax dëppoo na it ak li nga xamante ni moo di réforme yi fi am bu ci mel na que acte 3 de la décentralisation amoon ci atum 2013. bu ñu demee ba affaire yi xaw a yàgg tuuti ba ñu indi beneen loi bi mooy acte 3 bi ñuy woowaat équipe yi ak waa SAED ndax waa SAED vraiment ñoom ñoo ñu woon lu ci àll bi daal woowaat ñu pour ñu gëstuwaat xool ndax loi bu bees bi dindiwul dara ci POAS ñu xool ne loi bi acte 3 bi deful dara ci POAS. ci région bu Louga bokk moomeel yi ak askan wi am ay jafe-jafe yu wér lu jëm ci wàllub suuf ba tax na looloo waral ñuy woo kuréel gi di SAED jaarale ko ci gouverneur ngir nag mu ñëw dimbali leen ba ñoom it ñu mën a am ay plan d'occupation et d'affectation des sols muy PAOS ndax gis nañu daal loolee rek moo mën a saafara li nga xamante ni moo di jafe-jafe yi ci wàllub mbay mi rawatina ka ci biir bokk moomeel yi. xam nga suuf moom doo ñëw rek ne lu waay neex na def il faut que aussi boo ci benn commune nga ne suuf si nii la tëddee donc li may parti mbay bi li may parti dëkkuwaay li may parti sàmm li may parti leneen ak leneen loolu dafa am solo loolu dafa am solo te loolu malheureusement rek suñu commune yi yu ci bëri amuñu ko moo tax vraiment ñu doon sàkku ci SAED waaw mu daan ñu dimbali vraiment ñu am ay PAS ku nekk xam ne Sénégal surtout ne période yi ñu toll nii mooy bu saa yi nawet jeexee toujours rek moment bu ñuy góob ak yooyu souvent dañuy seetlu ay xuloo ay xeex yu bëri entre béykat yi ak sàmmkat yi loolu moom fépp la am si Sénégal loolu aussi boo gisee mu gën a métti nag c'est que aussi tamit boo demee ci yenn dëkk yi kenn waxul nit ñi fii mooy parti mbay fii mooy parti sàmm fii mooy parti leneen. bi mu xoolee mbooleem demande yu bëri jóge ci askan wi kuréel gi di SAED dana continuer di dimbali bokk moomeel yi ngir nag ñu amal ay POAS ngir mën a am xibaar yu wér ci jëm ci wàllub suuf waaye it tàggat ñi nga xamante ni ñooy saytu mbirub suuf ci biir fi nga xamante ni moo di commune yooyee Louga nag seen woote waa SAED dégg na ko validé nañ ko te daañu ko jël en compte ci programme bi nga xamante ni moom la ñuy dippee DELTA muy développement économique local et transition agroécologique. xam nga POAS fii lañ ko commencé fii SAED intervenir mais tey boo xoolee Sénégal bari na ay programme ak ay projet yi nga xam ne ñu koy def ci biir Sénégal ñun sax ñu ngi jàppale waa Sodagri pour defar ko donc ci diwaanu Casamance loolu am solo la donc bu nekkee Louga demandé nañ ko nee nañu lu ñu soxla la loolu lu mun a nekk la ba pare ñun yàlla def na ne SAED dafay intervenir ci zone Louga région de Louga am nañu benn programme bu bees bu tudd Delta nga xam ne agence française moo ko financé ci biir loolu am na ci benn pàcc bi nga xam ne donc dafa jëm ci dimbali collectivité locale yooyu donc ñu mun am plan d'occupation et d'affectation des sols jumtubaay boobu donc bu ci yàlla ànd ñoom ñëpp ñi nga xamee ne soxla nañ ko foofu te ñu nekk ci programme Delta bi danañ leen ko liggéeyal ak collectivités yi comme niñ ko bëggee ak nu mu waree. ngir jeexal ñu dellu si waat rek ci yenn ci ay ponk yoo xamante ni yu am njëriñ la nekk ci biir POAS yi mu jëm ci biir réforme yi nga xamante ni moom la ñuy tippee ay réforme foncière. recommandation bu may joxee rek mooy nañu généraliser POAS yi SAED def na fi ay conférence ay colloque yu mag bu ñu jëlee foncier bi encore même POAS yi ñu gëstuwaat ko xëy na am na yu bëri yu changé ñu gëstuwaat ko SAED dafa naa mun na am poids pour ne état voilà POAS yi depuis 20 ans defar nañ ko ak paysans yi mais lu ñu bëgg mooy ñu tasaare ko ci dëkk bi ci Sénégal communauté rurale bu nekk wala commune bu nekk obligatoirement nga def ses POAS
boo defee sa POAS boo defee règle yi am na yoo xam ne du am empiètement voilà loolu laay conseil